Votre bulletin d'information communale, BIC. Ñu ngi kër Djibril Sakho, le grand responsable du Parti démocratique sénégalais, qui a œuvré dans le parti. Wane boppam bi nga xamante ne nii parti bi soxla na nekk ci xeex ci deretam jàmbaaram ak ngorom jom tey ba mu yegg si fii mu yegg si tey Djibril Sakho moom tey moom la ñu leen di indil ci ay waxtaan danañ dugg ci biir waxtaan xuus ci biir débat ba nga xamante ne bi da ngeen mën a xam dëgg-dëgg Djibril Sakho xam na teg tànkam ci parti démocratique sénégalais ak li mu ko jaral yépp tey moom la leen di indil ci ay waxtaan yoo xamante ne xam ngeen Djibril Sakho du maye dara ci digg bi nag lay jaar loolu yàlla waat la yéen a ma gën a xam ci yow kon suñu mbokki internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax Djibril Sakho maa ngi lay nuyu le grand responsable. waaw donc Cheikh Ibrahima maa ngi lay nuyu di rafetlu jotaay bi ak di leen remercier ci li ngeen ñu tànn pour ñu seq ak yéen waxtaan wi waaye bala may sore damay déwénal suñu mbokk jullit yi ci koor gi nga xam ne ji ngi ci ñu tàmbali ko ba xam ne tey am na ci fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom di ci ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla na suñu borom nangul ni ko te di ñaan fekke ko ay déwéni itam mi ngi tombe ñu nekk tey dimanche de Pâques donc suñu mbokku chrétien yi ñoom itam ñu leen di souhaiter joyeuse Pâques xam nga Sénégal dafa am lu ñuy wax dialogue islamo-chrétien muy lu am solo loo xam ni mag ñi fi nekkoon dañu ko suuxatoon taxawal ko ba tax tey ñi nga xam ni tamit ñoo yor réew mi ñi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi yor diine yi donc ñooñu tamit ànd ci di ko doxal ba nëgë ni ndax bare na ci réew yoo xam ni ay confréries yi wala ay diine wala yu mel noonu moo ko tas mais ñun Sénégal loolu dafa bokk ci liñ dajale donc loolu itam muy sacerdoce boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ñaan ñu gën ko entretenir ndax indi na jàmm ci réew mi itam jataay bi ñi ngi ko seq ak ñu ko fekkee ñoo xam ne c'est des responsables du parti donc ku ci mel na Omar Ndiaye donc di le grand responsable de Guet-Ndar di fa responsable di fa coordonnateur ku nekk xam que ci xeex bi nga xam ne mi ngi koy xeex ci jëm ci wàllu mool jëm ci wàllu donc langue de barbarie te kenn dootu ko naatable ku ko xamul xamee nga ko ku ko gisul itam dégg nga ko itam muy Ablaye Diop ñu di ko wax Ablaye Banana dëkk Nord di un grand responsable koo xam ni tamit il a fait ses preuves vraiment ndax yàgg na ci parti bi man ci parti bi laa leen fekk tey aussi ñu ñëw di ñu gunge di ñu jàppale di tette suñuy yoon ba tax vraiment boo leen amee ci sa wet doo def faute ndax mag moom bu jàppee ci say mbagg defe naa ni pecc ma dafay neex wax nañ ko ci peccum liir itam Lamine Seye moom itam di un très grand responsable du parti nga xam ni daanaka moom comme ci mbër yu mag yi ni ñuy wax ñoom tekki nañu seen ngemb mais moom jëliwaat na ngemb li solaat ko ndax parti démocratique sénégalais moo ko jaral donc c'est un fonctionnaire à la retraite malgré tout ñëwaat na ànd ak ñun ñu nekkaat sur le terrain et ça lui fait un regain d'activité ba tax donc ñu ngi ànd di liggéeyaat sur le terrain te gis nañu résultat yi ndax temps yi parti démocratique sénégalais ku ko gëjoon a dégg jamono yi laajteetuloo ko ndax am na lu xew ci biir am na yëngatu gi mu commencé yëngatu am na ci yaatal gu ci nekk koo xam ne wax dëgg yàlla tax na ñëpp jowaat Abdourahmane Dia moom aussi yàgg liggéey ci biir parti bi. le grand sportif. ku ne xam na ko ci arts martiaux yi xam na ko ci football aussi mais tamit ku ne xam na ko ci maître Ousmane Ngom nekkoon na ci moom jamono yi bu nekkee ci parti démocratique sénégalais àndoon fi ay d'autres responsables di liggéey ak ñoom mais ba tey mu nekk quelqu'un boo xam ne yaatal gi ñu yaatal parti bi moo tax ñoom ñëpp ñu dellu si waat moo tax ñu jógaat kon liggéey bi ñuy liggéey am na solo te lii lenn la rek ci ñi nga xam ne du ñuy ànd ak ñoom puisque dañuy def émission te vraiment xëy na laajul mobilisation yenn yi ak yu ne mel moo tax rek quelques responsables ñu ñëw ñu toog pour mën a seq ak yéen laaj ak tontu bi nga xam ni moom ngeen ñu jagleel tey. Djibril Sakho moo nekk nii ñuy dugg nag
ci biir waxtaan bi xuus ci biir waxtaan bi ndax waxtaan bi tey yaakaar naa ne waxtaan bu am solo moom la ñu bëgg tey ci biir journal bi suñu internautes yi suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan defoon annonce bi di xaar Djibril Sakho. Djibril Sakho slogan bi yaatal ñu dugg ci biir ci biir sujet lan moo ko indi. waaw yaatal gi c'est à partir d'un constat parce que tamit ñun yàgg nañu ci parti bi et véritablement yàgg goo xam ne nekk nañu élève ne ci biir parti bi nekk étudiant ne ci biir parti bi ba tey nous sommes des cadres ci fa ñuy liggéeyee ak yu mel noonu des ci suñu biir parti ba pare di xeex bien que ñu ngi ci opposition bi donc bu ñuy dem élection daan nekk deuxième au pire des cas tey on arrive quatrième avec 6%. Vraiment am na lu ci bëri loo xam ne dañ jàpp ni xëy na dafa yaatuwul moo tax 6% yooyu nekk man mii di wax ak yow 6% yi ci laa bokk keneen ak keneen ci la bokk en tout cas ñëpp ñu nekkoon activité ci lañ bokk mais nag est-ce que dañuy toog constater que rek toog noppi ñu ne déedéet il faut que lii ñu daal di ko arrêter bu dee hémorragie la muy nekk loo xam ne dañu koy dakkal ca ba muy teel moo tax ñun après élection yi ñu jóg ne il faut que ñu yaatal parti bi mooy am na ñu am impression ni parti bi dafa des ci benn xat-xat parti bi dafa am ci benn dañ ko cloisonné ci loo xam ne wax dëgg yàlla waroon naa weesu fii ndax PDS yaatal moo ko tax a jóg mais bu dee yaatuwul nag dañuy obligé passer à l'acte génne slogan boobu bu dee ko yaatal di ci dox di ci liggéey pour que mu gën a yaatu moo tax après gis nañu ñu dem defi ay appel woo des responsables mais surtout d'abord ñi nga xam ni PDS moo nekk ci seen deret mais dañu dem toog wala ñu demoon faneen et on a appelé à ce que ñoom ñu def un retour à la base pour que li fi nekkoon déjà ñu reconsidérer que parce que 6% or qu'on est parti de 29% je pense ci élection territoriale ñu mujjoon ni pour arriver à ce score moi je dis que nous sommes tous responsables bien que nag y a quelqu'un qui dirige qui est à la tête mais ñun ñëpp puisque nag ñun ñëpp nous sommes responsables nañu ñu liggéeyaat ñu delluwaat à la base waxtaan ak nit ñi xëccaat leen dans un nouvel élan. mais yow Djibril Sakho yow bi Mayoro Faye le coordonnateur départemental di def liste yi yow bokkoon nga ci ñi doon ñi assisté woon loolu ci liste sur les élections locales. mais bokk nañu ci ñi assisté ci liste yi. waaw mëni la sama kër gii. la ñu toog ci table bi fii ma toog fii la Mayoro toog. ma jàkkaarloo ak moom. mais Mayoro daanaka liste yi pratiquement moom du ko wedde liste yi mën naa ni 80% wu liste yi ba 90% même moom moo ko choisir loolu mooy dëgg moom du ko weddi man du ma ko weddi bi mu koy def itam ñépp ñi nga xam ni ay responsable lañu bokk ci coalition bi ñu ngi toog Mamadou Lamine Diallo mi ngi toog Moustapha Dieng mi ngi toog bu tekki bu taxaw temm mi ngi toog Mamadou Lamine Diallo mi ngi toog Moussa Thiam ñu bi nekk ci kii tamit mu ngi toog te ñoom la ñu seqal coalition bi donc te ñoom defe naa ni ñoom ñooy les plénipotentiaires yi nga xam ni kenn ku ci ne sa kuréel mandaté na la mais donc bu ñu ñëwee fii ci kër gi doon concocter bi si c'était pour am benn retrait par rapport ak fi nga xam ni fa lañ doon nekk bis bu ne nit ñi di ñëw mu ni Mayoro lii mënul nekk il faut que ñu dem soit ñu jël un hôtel ou bien ñu jël quelque part boo xam ne nit ñi duñ fa nekk ñu mën a toog defar ci suñu teeyaayu bakkan liste yi ba kenn duñu forclos donc looloo tax ñu ñëw fii bi ñu ñëwee fii c'était pour continuer déjà quelque chose qui avait été déjà couché sur papier ba pare parce que man bi ma ñëwee Mayoro génn na liste di dugal di defar maintenant nag man du ma joxe bopp di rocci làmmiñ man noonu la ma xamee Mayoro moom xam na ko bu baax et vraiment bi ñu dugalee ci liste yi yu ci bëri sax xëy na après la ñu rendre compte que am na déséquilibre bu am ci kii parce que tamit képp ku ñu dugal rek jàpp nga ni kii war naa mën a nekk ci liste yi mais il faut que booy dugal mu am équilibre boo xam ni on n'a pas eu le temps nécessaire de le faire pour que ñenn ñi itam mën a ñëw taxaw la ñu fa ñu war a nekk place yu ñu war a nekk la ñu war a occuper ñu occuper que ci liste yi mais après on a vu que c'est un déséquilibre qui a été fait parce que génn nañ fi pratiquement 2 têtes de liste wala 3 yoo xam ne yëpp ci benn quartier la jógee te loolu aussi
xëy na warul woon demee noonu et nit ñi aussi dañuy seetlu dañuy jël liste yi di xool te bi ñu xoolee gis nañu ne fii déséquilibre am na que dëkk nord xëy na gisul ne amul benn tête de liste bu ñu def jëmale ci Lille et la Langue de Barbarie que dëkk beneen boor gis na tamit am na électorat bu nekk côté boobu amul tête de liste bu jógee côté boobu vraiment yooyu muy ay mbir yoo xam ni bii liste yi di defaru kenn tenir su kon man je vais pas me débiner dire que ni bi ñuy def fekke naa waaye tamit Mayoro fekke na Mamadou Lamine Diallo fekke na Moussa Thiam fekke na Moustapha Dieng fekk na te kenn ku ci nekk sa parti wala sa coalition moo la mandaté nga ñëw toog ànd ka ak PDS ngeen def li ngeen def donc li ñu fi def kenn wuute wu ko fi ñëpp fekk nañ ko man nag xëy na mën nañ ma si tudd lu bari mais ñi si waroon a intervenir wala ñu wax ne du demee nii wala demee naa mooy ñi nga xam ni ay plénipotentiaires te représenté woon seeni kuréel ci biir coalition. Mayoro Faye dafa yëkkati kàddoom mu wax ni man kenn du ma lëkk parce que bu nga yëkkatee yow bi nga yëkkatee sa kàddu ni bu fekkee ni sama amitié sama diggante ak Mayoro day yàq parti bi dafa koy dagg ngir parti bi. Mayoro Faye moom bi mu yëkkatee parole bi mu yëkkatee kàddoom moom dafa ni moom kenn du ko lëkk tey wax nga 80% yi nga xamante ne bi ci liste bi mu koy investir moom moo ko def mais yow sa présence foofu noonu actuellement bi ñuy defar liste yi lan la woon da nga doon seetaan wala. non man sama présence facilitateur la déjà il fallait que ñu am espace boo xam ni fallait que ñu toog pour mën a defar liste parce que gis nga liste du ci benn fan lañ koy defar. dama ko wax Mayoro waxaat ko la preuve on a été obligé ñu dem ba lu mu tuddati biir préfecture eggale fa liste yi heureusement le gros du travail xawoon nañ ko def fii ba ñu demee fale le reste après dañu eggale pour dire que aussi on n'a pas de difficulté par rapport ak ñi nga xam dañu war a dugg ci biir liste yi comme yenn coalition yenn fa fekk ni ñu ko amee woon man dégguloo ma wax la ni la dafa am parti bu nekk am na kenn ku nu fa jël koo xam ni yow am na kenn koo yónnee ci biir coalition bi muy waa taxaw temb muy waa jot na muy donc Mamadou Lamine Diallo nga xam ni moom il était dafa ni woon dafay ñëw pour nekk candidat finalement mu ñëw ànd ci li nga xam ni ñi ngi ko doon teg ñoom ñëpp kenn ku ci ne amoon nga pour wax ne man nii laa ko gisee wala lii duma ci d'accord yemuñu ci loolu mais ñoom taxaw nañu di jël ay nit parce que woote nañu téléphone dugal ay nit ñoo xam ni Mayoro day taxaw ni ko yow jox ma kenn ni kii yow jox ma kenn ni kii yow jox ma kenn loolu am na fi ñuy dugale noonu liste yi ñoom ñi ngi toog mu ngi leen di laaj ñuy tontu c'est-à-dire que bu ñu bàyyee ba tey ñu ne Sakho lii xëy na nag sama tur moo ci gën a dem parce que sama kër la ñu toogoon effectivement man maa joxe environnement bi pour que ñu mën a liggéey ci suñu teyaay bakkan mais nag li am ci biir liste yi tey bu ma ko kenn wax parce que man imposé wu ma dara Mayoro ndax Mayoro wax nga ko nee na kenn du ko lëng ku lay lëng nag moo lay yóbbaale donc moom du keneen moo ne dañ ko imposé lii moom ci wàllu boppam moo taxaw ne kat Sakho yow fii ngay dugg ma ni ko man je suis un responsable man fu ma dugg jàpp naa ni war naa fi mën a liggéeyal parti c'est noonu la demee moom mu dugal def ci mais dama jàpp sax ni benn instant am na lu ma waroon a ñaxtul sama wàllu bopp ñaxtu ma ko parce que nekk tête de liste ci biir élection dafa neex mais ma jàpp ni xëy na PDS cërale nañ ko tête de liste communale bi am na si yoo xam ne war nañ ko mën a bàyyi mu dem ci yeneen i yoxoo Mayoro defoon siège am ci biir këram yaa ngi koy tudd sax ni parti bi kenn du ko dugal ci rox kenn du ko dugal ci kër xajum ci nangam ak sàngal lan moo indiwaat ñu ñëwaat fii nii biir HLM ci siège bi nii pour joxe parrainage les fiches parrainage. waaw mais parce que loolu moo gën a normal moo gën a jàll. parce que siège bi dafa di loo xam ni ñëpp dañ ci bokk yem. tey jafe-jafe mën na am entre deux personnes. jafe-jafe boobu tax ba kii woote këram mu fa daan woote dafay wuyu. jafe-jafe dem ba kooku di dugg foofu ñu ne ko doo fa dugg ou bien dara dal ka fa mais lu ñu mën a wax moom moo fekk ji ci dugg ci kër jàmm. même boo ko aménagé defar ko ba mu mel na permanence def fa lépp lu permanence di am. kër jàmm bu fa tooñ amee wala yu demee noonu dañ naan la ci kër jàmbur ba dugg. fii nag màkkaanu parti bi la ñëpp bokk fi yow. Ablaye Wade samp ko fi pour
daje yi pour réunion yi pour lépp lu ñu xewle donc fii moo gën a jekk pour daje loolu la du leneen ba ñu ne dem ak bëgg dem am na fu mu daan daje ci ay kër daan doon daje sax ci néeg mais fi mu nekk ni tey ak situation bi nu mu demee jàpp naa ne daje ci makkanu parti bi mooy lu gën a jaar et puis sax biñ ko defee mais dañu gis lim ñu jural ndax ku ne gis na ni oto yi dañuy romb ku ne da nga romb marqué un temps d'arrêt laajte lu xew wala nga ni waa PDS kat ñu ngi remobiliser wu parti ba nu yaakaaroon ni parti bi daanu na ndekete demewul noonu parti bee ngeeg ay nitam nit ñi di gis ci loo xam ni demuñu ci rajo demuñu ci télé wax ak ñoom mais ñoo romb jëlal seen bopp information bi xam ni parti bi tey am na lu mu xewle après am na ñun woo ci yeneen dëkk naan leen mais yéen lu ngeen xewle ndax tey rëb na PDS lu mu xewle ndax tey te parrainage dong lañ doon joxe mais compte tenu de la nouvelle situation bu fi am bi et que tey yaatal gi dem na boo xam ni bon am na engouement am na coow bu mu jur gën na remobiliser waat le parti créé na ay peut-être xëy am na ñoo xam ni comprendre ñu ñoom ils se font d'office nos adversaires mais en tout cas gis nañu li nga xam ni yaatal gi juragum na ko yaatal gi produire gum na ko par rapport donc à la situation. mais yaa ngi xalaat jëliwaat ñoom Baraya maître Fatima Fall ku ci mel ni Mame Mbeugue Seck les amis de Ousmane Masseck Ndiaye que vous connaissez bien Joola Ndiaye d'ailleurs on s'est rencontré sax mi may wax ni ba léegi ça existe les amis de Ousmane Masseck Ndiaye mais ci yaatal bi ndax yow yaa ngi pensé jëli leen ñooñu jëli leen ñoom ñëpp ñu approché wu pour yaatal bi gën a mën a fees bu baax a baax. mais ñooñu ñëpp ci parti bi la ñu bokk. gis nga le parti démocratique sénégalais damay fàttali benn mbir pour wax la ni kii di Serigne Diop Sadaxte lan la fi defoon Abdoulaye Wade da ko dénkoon parti bi daanaka mu bëgg nangu ci loxoom bureau politique moo leen àtte ñoom ñaar ñu prononcé des sanctions contre Serigne Diop Jean-Paul Dias gisoo ko fii nu mu fi demee ak Abdoulaye Wade maître Ousmane Ngom moom Abdoulaye Wade jàppante nañ fi ba moom si wàllu boppam mu taxaw ni que nañu dem ca jumaa ja ñu wàcc bi ñuy def élection 2000 yi da nga gis Jean-Paul Dias Serigne Diop Ousmane Ngom créé benn dynamique ak Majmout Diop si je ne me trompe contre maître Abdoulaye Wade pour aller soutenir Abdou Diouf mais loolu yëpp mi ngi fi mais loolu lan moo ko gënoon a métti ci moment boo xam ne le peuple sénégalais était soif donc d'alternance lépp mu yor ko ci loxo mais lan nga gis mu def ko jëliwul Ousmane Ngom. dafa yaatal. dafa yaatal te pourtant boobu am na majorité. dafa yaatal dafa jëli Ousmane Ngom. jëli Jean-Paul Dias. jëli donc lu mu tënti. Serigne Diop. defe naa ni ba Serigne Diop moom mooy le dernier médiateur bu nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade si je ne me trompe. waaw ñun nga xam ni eggaguñu ci nguur xool te ñu naan kuy naaw say donc di ruus fa nga jëm sorewul. ñu jógee fa ñu jógee wàcc fii ñu wàcc. la ñu waroon ne njëkk def mooy toog loolu xool ci bët ci biir bët ne hey fii ñu jëm du ñu yegg. taxaw fii na dañuy xaar Karim Wade bu Karim ñëwee ñëpp dañu ñëw loolu erreur la nañu jóg balaa Karim Wade di ñëw. nañu jóg balaa Karim Wade di ñëw jëliwaat ñëpp yaatal parti bi kenn ku ne ñu responsabiliser la bu ñu responsabiliser kenn ku ci ne nag coordonnateur bi coordonné responsable yi. loolu war naa mën a nekk mais bu ñu toog naan waaw diw moo fi nekk nañu lii Abdoulaye Wade kenn wax am na loo xam ni du mooy wax ji mooy dafa am fu ñu daanu egg foofu naka la ñuy fexe ba jógaat kon nag war na lu mën a tey ne ma Adja Fatou Kairé jógaatal te moom nangu nag loolu dafa am rek benn mbir boo xam ne daf ko bëgg lijjanti ak Abdoulaye Wade am Ahmed Fall Baraya mais li ñu waxante fii laa toog mu woote fekk nitam toog fi ñu wax li ñuy wax mu ne moom fas yéene na jógaat ànd ak parti démocratique sénégalais ànd ak Karim Wade ñu gunge ko élection 2024 moom Ahmed Fall Baraya mais ñi ngi koy xaar xëy na ci déclaration bi maître Fatima Fall parrainage bi lii mu ci def mais le nombre de fiches yi mu jël ne daf koy parrainer kenn xamul lu mu toll. kon kooku moom kenn waxatul waxu jëli ndax moo nga ca biir ndax ay nitam bis bu ne ñu jokkoo téléphone ñu waxtaan par rapport ak l'élargissement des bases du parti. kon ñooñu ñëpp ñoom Mame Mbeugue Seck ñoom Joola Ndiaye boo fi limee li fi nekk ci ay responsable ci Ndar toog te war a jóg def naa gën a fii la ñuy fanaan kon yaatal gi
dafa démarrer sax muy jóg yëkkatiwaat redynamiser waat les bases des partis élargir les bases des partis pour une majorité à l'Assemblée nationale. D'ailleurs loolu yokk nañ ko ci slogan bi yaatal PDS pour une majorité à l'Assemblée nationale ndax loolu mooy ëmb gi fii ñu toll. xam nga donc mbir mi mettiwul nañu xam nit day xam boppam xam sa bopp nag mooy bët du yenn waaye xam na li bopp attan ñun fii ñu toll am na si loo xam ni ñoo ko moom mais mi ngi tëdd na la foog ñu dem yee ko yëngal ko mu fexe jóg ba bu ñu taxawaatee ñëpp xam ni parti démocratique sénégalais taxawaat na ndax ñi ni fi bàyyi woon te dem ñu si bëree fa ñu dem gisuñu fa seen bopp. ba ñu demee ci ginnaaw lan leen teg te bi ñu nekkee PDS ñoom ñoo doon jouer les premiers rôles donc loolu la ñu bëgg mu dem si waat et vraiment ñu mën a song élection législative bi congin boo xam ne wax dëgg yàlla dinañ ci am ndam gu mucc ayib.